mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen dalal ci seen chaîne télévision MCD TV te nag ñu ngi dellu si di waxtaan waxum njàngale mi gis ngeen ne depuis bi ouverture amee ba léegi njàng mi dafa xaw a sooxe loolu li ko waral mooy grève enseignants yi dafa am lu ñu déggoon ak gouvernement bi antuwul ba tax na ñoom ñi banque téye seeni loxo waaw loolu nag jëme woon na ci réew mi ci ay jafe-jafe ba tax na parents d'élèves yi comprendre loolu génn def ay marche élèves yi tamit loolu mu xaw leen métti trop def ay marche njàngalekat yi gën a dëgëral waaye bi nguur gi demee ba gis ne bon vraiment lii du mën a sotti ñu wote ay waxtaan ñu waxtaan seen biir ñoom ñëpp ba tax na gis ngeen ne am nañu accord bi bërki démb ak démb lañ ko xaatim ci biir accord yooyu nag njàngalekat yi wàcc seen base waxtaan ak seen base d'accord ne war nañu lever mot d'ordre bi mot d'ordre bi nag lever nañ ko tax na élèves yi dañuy reprendre yoonu classe yi waaw loolu nag pour gën a firndeel loolu moo taxoon ñu seq waxtaan ak kenn ki nga xam ne moo nekkoon représentant ci syndicat yi maanaam Abdourahmane Gueye moo jiite syndicat bi ñuy wax UDEN moom la ñu sekk waxtaan bi ñu ngi leen koo dénk ngeen déglu ko kàddu yu mu leen di sànni ay kàddu yu am solo la. Abdourahmane Gueye maa ngi lay nuyu di la sant yooyu yaay secrétaire général syndicat UDEN syndicat jàngalekat yi waaw balaa ñoo dugg ci biir waxtaan bi nag dama bëggoon bon ñu dellu si. ci journée internationale de la femme bi génn nii xam nga nag jigéen ñi ci wàllu njàngale ci wàllu éducation kenn mënul dem ñu des ginnaaw waaw yow mi nga xam ne nag yaa ngi yëngu ci wàllu enseignant ba jiite syndicat bi lan moo doon say kaddu ci jëmale ko ci jigéen ñi daal. waaw Jean Demba maa ngi lay sant di la gërëm si opportunité bi nga ma may. pour mu mën a waxtaan ak Sénégal jigéen mooy lépp ba tax na damay profiter ci opportunité bi di leen sargal di leen ñaanal ndax dañ naan société bu baax rek jigéen moo ko defar lu yàqu tamit jigéen moo ko loolu la àdduna xam ba wut ab bis jagale ko jigéen ñi muy le 8 mars muy journée boo xam ne nag dañ leen ko jagleel pour que ñuy xayma pour di mën a gën a gindiku si ni ñu war a gën a mën a taxawee parce que ñoom ñooy lépp lu baax ñoom la lu bon ñoom la ñun nag UDEN dañu nekk organisation boo xam ne dañoo jox gëdd jigéen loolu moo tax sax soo xoolee suñu texte yi nga xam ne moom moo ñuy tënk te moom moo ñuy ci la ñuy sukkandiku pour dox dañ naan syndicat bi bu ko góor jiitee kii kay toftal toujours day nekk jigéen ñu ne bu ko jigéen jiitee góor def si topp loolu dafay wane solo bu ñu jox jigéen li si des mooy dañoo am benn département boo xam ne dañ ko tuddee genre équité action positive nga xam ne jigéen ñi dañu am ay problèmes spécifiques ñu si mën di daje ñoom di waxtaan seen mbiru bopp di xool nuñ koy saafara kon UDEN bokk na si organisation yi nga xam ne ñoom dañu bokk si ñi taxaw ba tax jigéen tey bi nga xam day liggéey te jëkkëram liggéeyut mu mën a jël njabootam en charge muy autorité parentale yombu doon kon le 8 mars tamit pour wax na solo bi ñu ko joxoon dama déplacé wu fii dem Richard Toll fekk suñuy jigéen ànd ak ñoom ñu def caravane déposer benn mémorandum ci autorité académique bi mais aussi ñu def benn waxtaan boo xam ne dañoo jël soloy li nga xam ne tey mooy jafe-jafe muy le changement climatique ni muy impacté woo ci société bi ci environnement bi te nga xam ne environnement daanaka mën nañu wax ne jigéen ñi seen taxawaay daf ci am solo parce que lépp ñoom la ñu waxtaane ci pour ñu mën a jël seen matukaay xool nu ñuy fexe ba gàllankoor yooyu nga xam ne changement yi daf koy indi ñu fagaru ndax bu impacté balaa muy impacté kenn ñoom ñi nga xam ne
ñi ngi si chaque jour si waar wi ñu bañ a gàllankoor kon di ko rafetlu di ñaan yàlla di ñax tamit góor ñi ñu gën leen jàppale parce que jigéen dañ ko war a jàppale surtout rawatina nag jigéen ñi nga xam dañuy liggéey su ma nee liggéeykat yi dama siy jiital jàngalekat parce que jàngalekat li si ëpp si liggéeyam kër ga la koy defee boo bëggee dem école boo wàccee war a dem kër ga soo amul góor gu am xol bu yaatu am yërmande day daal di metti kon loolu moo tax ñi ngi profité di sargal jigéen ñi di leen wax gàcce ngalaama waaw. EG ñu ngi dugg léegi nag ci waxtaan bi gis nañ ne fan yi passé am na accord ci jàngalkat yi entre yéen ak gouvernement bi loolu lu weesu grève bu ñu def na lu mat ñett wala ñeenti weer waaw ci grève bi nga xam ne vraiment gàllankoor na lu bëri ci wàllu stabilité enseignants yi ci wàllu parents d'élèves yi ci wàllu élèves yi sax ak ci bon société bi daal mën nañ ne waaw léegi nag ginnaaw am ngeen accord ak gouvernement bi déggoo ngeen ak gouvernement bi yow sa sentiment bi lan la. bon mbégte rek day am ak bànneex ginnaaw ay jàmm te daanaka mën naa wax si kàddu jàngalekat yépp garew saa yu ko jàngalekat defee rek dafa amul pexe parce que njaboot gi suñ njaboot lañu boo génnee sa kër école nga jëm kon après sa première famille sa deuxième famille xale yi la kon soo gisee ne xale yi war nañoo dem école te demuñu école te daanaka yow nga nekk au cœur de cette problématique dafay nekk loo xam ne daf lay diis mais lu mënta ñàkk aussi il faut mu am parce que garew saa yoo ko defee rek c'est parce que dafa am loo xam ne yow jàpp nga ne yellool nga ko ñu war la ko jox te joxuñu la ko nga waxtaan pour gindi ku am nga gis ne saafarawu bu boobaa da ngay taxaw mais ñi ngi continuer di am yaakaar ci suñu école même bu fekkee ne gis nañ ne école bi na mu nekkee woon am na lu ci sopparñiku ndax école publique ñëpp xam nañ ne mooy école ba doole yi mooy école askan wi kii waaye juróom amut mu nekk tout tànk dafa war a jàng wuti xam-xam pour bu ëllëgee mu xam naka la mais mu am lu ko permettre aussi mu mën a suturlu waaye du yem ci loolu day tamit dimbali ay waajuram parce que képp koo xam ne père de famille nga walla nga mère de famille soo amee njaboot sonn si ñoom boo léegi bëgg nga ñu aw la kon suñu demee ba njàng moomu ñu dakkal ko mais waxtaan ba gindiku dañu naan sant yàlla rek te di ñaan tamit li nga xam ne moo fi jaaran ba indi garew bi ñu fexe ba moytu ko ñu xam ne Sénégal suñu Sénégal la te Sénégal du mën a développé wu tant que amul ay nit yu am taxawaay si citoyenneté am xam-xam bu wér mais am màndute pour koom bi ñu am ñu mën ko téye ni ñu ko war a téye ñépp jëriñu si kon ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax. Monsieur Guèye bëggoon dugg nag ci problème yi nag parce que dañu bëgg a xam yéen li tax ngeen duggoon ci grève bi quelles sont les principales revendications yi nga xam ne moo leen yóbbee ngeen jàpp njàng mi daal. waaw damay fàttali rek ndax day baax ñu xam ne grève bi daanaka ñaari poñ ñoo nekkan poñ yi ci gënoon fës mais poñ yooyu kese nekkut li nga xam ne moo tax ñu grève ñaari poñ yi dama koy jukki mooy dañoo gis ne soo méngalee liggéeykat bi nekk ci njàng ak njàngale mi ak moroomu fonctionnaire am bu nekk ci beneen secteur daanaka daf koy mën a fay ñaari yoon ba ñetti yoon te ñooy tolloo lijaasa kon loolu jafe-jafe la bis des ñu jàpp ne tamit ñi nga xam ne ñooy
liggéey te yore école yi dañ leen war a tàggat parce que du ay nit kese la ñuy gérer dañuy gérer aussi koom te soo bëggee gérer koom il faut que nga am xam-xam lu ko mooy rek gis nga lu si bëri directeurs yi dañ leen di accuser ne da nga luubal da nga def lii ñu ne kon dañu bëgg ñu créer benn corps boo xam ne dañ koy tuddee ay administrateurs scolaires nga xam ne dañ leen di tàggat ba nga xam ne ni ko yeneen réew tugal yi di defee boo demee France Allemagne Belgique yu mel noonu la naam am na waroo si nun ñu ko bëggee woon parce que foofa ñay nekk chef d'établissement yi dañuy génne ENA muy seen école nationale d'administration mais ñun fii dañ jàpp ne ba ñuy xeex boobu dañu jàppoon ne mënuñu dem jëli ñu formé ENA ñu nekk ay administrateur civil di leen indi si école yi mais dañu bëggoon ñi nga xam ne ñooy ay jàngalekat ñu mën a tàggat leen ba nga xam ne ñoom dañuy mën a yore école yi ñu jubóo si woon ak gouvernement bi si kaw ñu waxtaan bi ñu dewee grève en 2018 grève bu xaw a tàng tuuti ñu signé protocole d'accord boo xam ne tënk nañ ko si fukki poñ ak benn ñaari poñ yooyu nag am si place bu am importance ñuy xaarandi pour ñu saafara ko ginnaaw poñ bi ma leen njëkk a wax muy koom bi maanaam payooru jàngalekat yi président de la république recevoir jàngalekat yi nangu ne gis na ne am na waroo mais nañ ko may balaa mu siy sóobu si saafara ko mu dem seeti boroom xam-xam yi nga xam ne seen xel dafa màcc si loolu pour ñu xool dëgg yan jafe-jafe moo nekk si loolu mu daal di commandé benn audit boobu bi mu génnee mu birndeel que ne loolee ñu doon wax lu am la président de la république ne kon léegi dama bëgg ngeen dajale liggéeykat yépp parce que loolu ñu bëgg a juyante du mbirum jàngale yi kese fonctionnaire yépp la ñu dem si suñu biir toog ngor jaaraama dajale si fonctionnaire yépp waxtaan bu metti la woon ñu lël fa ñaari bis mais juboo si ne war nañoo juyanti ñu joxe ay orientation ñu jóge foofu dem Saly ñaari fan ñu dajawaat fa daal di wax de manière concrète nan la ñu war a def yan jéego yan war a def pour juyanti boobu mën a antu ñu daal di koy dëxëñ ci benn bataaxal jox ko président de la république jaarale ko ci loxo premier ministre bi fi nekkan muy Boun Abdallah waaye ñu am njàqare nag ba président recevoir centrale yi 1er mai mu ne naam nangu na ne am na waroo bu mag ci diggante liggéeykat yi rawatina ñi nekk ci njàng ak njàngale mi dañ leen a xaw a doyadil te moom am na yéene pour saafara ko waaye gis na ne su jëlee ñi nga xam ne dañ leen a xaw a néewal doole ci payoor googu mu yóbbu leen ci ñeneen ñi koomam du ko attan te jàpp na ne aussi liggéeykat bu xasee ba am benn akki kenn mënatu ko dindi loolu nag ci déggin mooy jafe-jafe bi ngi fi mais am naa jafe-jafe man mi nga xam ne maa yore dogal bi pour juyanti ah ñu jàpp na nag loolu moom bu ko président waxee day nekk loo xam ne moom dootu ñu ko mën a dégg parce que njaboot gi suñ njaboot lañu boo génnee sa kër école nga jëm kon après sa première famille sa deuxième famille xale yi la kon soo gisee ne xale yi war nañoo dem école te demuñu école te daanaka yow nga nekk au cœur de cette problématique dafay nekk loo xam ne daf lay diis mais lu mënta ñàkk aussi il faut mu am parce que grève saa yoo ko defee rek c'est parce que dafa am loo xam ne yow jàpp nga ne yellool nga ko ñu war la ko jox te joxuñu la ko nga waxtaan pour gindi ku am nga gis ne saafarawu bu boobaa da ngay taxaw mais ñi ngi continuer di am yaakaar ci suñu école même bu fekkee ne gis nañ ne école bi na mu nekkee woon am na lu ci sopparñiku ndax école publique ñëpp xam nañ ne mooy école ba doole yi mooy école askan wi kii waaye juróom amut mu nekk tout tànk dafa war a jàng wuti xam-xam pour bu ëllëgee mu xam naka la
mais mu am lu ko permettre aussi mu mën a suturlu waaye du yem si loolu day tamit dimbali ay waajuram parce que képp koo xam ne père de famille nga wala nga mère de famille soo amee njaboot sonn si ñoom boo liggéey bëgg nga ñu aw la kon suñu demee ba njàng moomu ñu dakkal ko mais waxtaan ba gindiku dañu naan sant yàlla rek te di ñaan tamit li nga xam ne moo fi jaaran ba indi grève bi ñu fexe ba moytu ko ñu xam ne Sénégal suñu Sénégal la te Sénégal du mën a développé wu tant que amul ay nit yu am taxawaay si citoyenneté am xam-xam bu wér mais am màndute pour koom bi ñu am ñu mën ko téye ni ñu ko war a téye ñépp jëriñu si kon ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax. Monsieur Guèye bëggoon dugg nag ci problème yi nag parce que dañu bëgg a xam yéen li tax ngeen duggoon ci grève bi quelles sont les principales revendications yi nga xam ne moo leen yóbbee ngeen jàpp njàng mi daal. waaw damay fàttali rek ndax day baax ñu xam ne grève bi daanaka ñaari poñ ñoo nekkan poñ yi si gënoon fës mais poñ yooyu kese nekkut li nga xam ne moo tax ñu grève ñaari poñ yi dama koy jukki mooy dañoo gis ne soo méngalee liggéeykat bi nekk si njàng ak njàngale mi ak moroomu fonctionnaire am bu nekk si beneen secteur daanaka daf koy mën a fay ñaari yoon ba ñetti yoon te ñooy tolloo lijaasa kon loolu jafe-jafe la bis des ñu jàpp ne tamit ñi nga xam ne ñooy liggéey te yore école yi dañ leen war a tàggat parce que du ay nit kese la ñuy gérer dañuy gérer aussi koom te soo bëggee gérer koom il faut que nga am xam-xam lu ko mooy rek gis nga lu si bëri directeurs yi dañ leen di accuser ne da nga luubal da nga def lii ñu ne kon dañu bëgg ñu créer benn corps boo xam ne dañ koy tuddee ay administrateurs scolaires nga xam ne dañ leen di tàggat ba nga xam ne ni ko yeneen réew tugal yi di defee boo demee France Allemagne Belgique yu mel noonu la naam am na waroo si nun ñu ko bëggee woon parce que foofa ñay nekk chef d'établissement yi dañuy génne ENA muy seen école nationale d'administration mais ñun fii dañ jàpp ne ba ñuy xeex boobu dañu jàppoon ne mënuñu dem jëli ñu formé ENA ñu nekk ay administrateur civil di leen indi si école yi mais dañu bëggoon ñi nga xam ne ñooy ay jàngalekat ñu mën a tàggat leen ba nga xam ne ñoom dañuy mën a yore école yi ñu jubóo si woon ak gouvernement bi si kaw ñu waxtaan bi ñu dewee grève en 2018 grève bu xaw a tàng tuuti ñu signé protocole d'accord boo xam ne tënk nañ ko si fukki poñ ak benn ñaari poñ yooyu nag am si place bu am importance ñuy xaarandi pour ñu saafara ko ginnaaw poñ bi ma leen njëkk a wax muy koom bi maanaam payooru jàngalekat yi président de la république recevoir jàngalekat yi nangu ne gis na ne am na waroo mais nañ ko may balaa mu siy sóobu si saafara ko mu dem seeti boroom xam-xam yi nga xam ne seen xel dafa màcc si loolu pour ñu xool dëgg yan jafe-jafe moo nekk si loolu mu daal di commandé benn audit boobu bi mu génnee mu birndeel que ne loolee ñu doon wax lu am la président de la république ne kon léegi dama bëgg ngeen dajale liggéeykat yépp parce que loolu ñu bëgg a juyante du mbirum jàngale yi kese fonctionnaire yépp la ñu dem si suñu biir toog ngor jaaraama dajale si fonctionnaire yépp waxtaan bu metti la woon ñu lël fa ñaari bis mais juboo si ne war nañoo juyanti ñu joxe ay orientation ñu jóge foofu dem Saly ñaari fan ñu dajawaat fa daal di wax de manière concrète nan la ñu war a def yan jéego yan war a def pour juyanti boobu mën a antu ñu daal di koy dëxëñ ci benn bataaxal jox ko président de la république jaarale ko ci loxo premier ministre bi fi nekkan muy Boun Abdallah
waaye ñu am njàqare nag ba président recevoir centrale yi 1er mai mu ne naam nangu na ne am na waroo bu mag si diggante liggéeykat yi rawatina ñi nekk si njàng ak njàngale mi dañ leen a xaw a doyadil te moom am na yéene pour saafara ko waaye gis na ne su jëlee ñi nga xam ne dañ leen a xaw a néewal doole si payoor googu mu yóbbu leen si ñeneen ñi koomam du ko attan te jàpp na ne aussi liggéeykat bu xasee ba am benn akki kenn mënatu ko dindi loolu nag si déggin mooy jafe-jafe bi ngi fi mais am naa jafe-jafe man mi nga xam ne maa yore dogal bi pour juyanti ñu jàpp na nag loolu moom bu ko président waxee day nekk loo xam ne moom dootu ñu ko mën a dégg parce que ñun jàpp nañu loolee moo tax début d'année année bi ñu nekk nii moo am ay syndicats yoo xam ne dañu bokk ci syndicats yi gën a représentatif ñoom daal di déposé ñun demuñu woon boobu moment boobu parce que juróom-ñaari syndicat tamit day baax tamit loolu askan wi xam ko ba ñu demee élection ñun dañuy organiser table de négociation bi dañu ne juróom-ñaari organisation ñoo génn après élection yi ñoom ñoo doon ànd xeexandoo en 2018 signé un protocole d'accord le 30 avril 2018 fukki poñ yooyu nekk ci te ci biir fukki poñ yooyu ñu dindi ci ñaari poñ yooyu ma la wax mais ñu gis ne tamit ñaari syndicat yooyu dañu xar ak demal seen bopp bon loolu aussi jaaxal ñu ñun juróom yi desan ñu ne il faut ñu xool saytu comme waxtaan nañu ak gouvernement bi ci monitoring bi ñi ngi rencontrer ministres yi de manière sectorielle pour mën a def li ñuy wax évaluation boo xam ne saytu la boo xam ne dafay génn dëgg li nga xam ne def nañ ko diggee woon ko def nañ ko ak li ñu defut ci diggante bi ñoom ñu dem nga réew ñu ne ñun dañuy xaar ba loolu yi ñu matale ko bañ nga matale aussi ñu gis ne wax dëgg yàlla la ñu waxante woon ak ñun yëpp am na lu ñu ci def mais am na lu des loolu mooy suñu sababu dugg ci grève bi fekk ci ñaar ñooñu ñu ànd grève bi dem na ñetti weer ñaari weer ñetti weer mu am nag particularité bu am ren particularité bi mooy lan ñu gis waajur yi ndongo yi dugg ci xeex bi daal di def marche ñu toog ay bis ndongo ci seen bopp ne ñoom dañoo bëgg a jàngi ñoom aussi wàcc ci terrain bi gouvernement bi xam naa ne xam ne ni lii moom fa mu jëm du lu baax ci la woote ay waxtaan yi nag daanaka nekk na mën naa ko wax juróom-benni daje mais si juróom-benni daje yooyu mu def ñu ay proposition te nag tamit dëgg bu jotee rek dañ koy wax man def naa fanweeri at ci système bi mais proposition yi ñu état bi def naam contexte bi moo doon juyanti kon mënta bokk ak yi weesu mais def na ay jéego yoo xam ne mën nañ jàpp ne ay jéego la def ñu ay proposition yu concrète si fonctionnaires yi nga xam ne yëpp dañoo nekk ci enseignement ñu daal di dem seeti suñu ñoñ ne leen lii la ñu proposé ñu xelal ñu juyanti yenn yi ñun ñu jël loolu indiwaat ko ci waxtaan bi ba ñu ñëwee ñu ne ñun de d'accord nañ ci li ngeen jox mais il faut que ngeen juyanti fii ak fii gouvernement bi fekk ci ñu ci loolu kon ñu jàpp ne kon li jaadu léegi mooy la ñu bëggoon lépp amuñu ko waaye li ci ëpp am nañ ko te nag école bi dafa war a continuer di dox xale yi muy tout tànk yi dañu war a continuer di leen jàngal askan wi loolu la bëgg ñu koy ñaan kon ñun tamit dañoo war a xam ne ñoo seq ak ñoom mbir mi ñun tamit ñu daal di am lu ñu bàyyi loolu moo indi ñu daal di juboo daal di xaatim ginnaaw ñu xaatim nag ñu ne dañuy wéyal la waxtaan bi si ni ñuy organiser examen yi parce que gis nañ ne tamit foofu aussi jàngalekat yi nekk si daara yu suufe yi dañ leen xaw a doyadeel si ni leen di jëlee en charge loolu aussi alhamdulilah ñaari séance dem nañ ko si dem moom la ñu mujjal suñu deuxième séance mais juboo nañ si lépp ba incha allah rabi dinañ continuer waxtaan bi mais pour mën a génne
bataaxal boo xam ne ci la ñuy sukkandiku maintenant képp ku demati examen selon niveau bi nga nekk ak responsabilité bi nga am ndàmpaay yi nañ ko tënk si loolu tëxañ ko si loolu. kon loolu dañuy wax ne c'est une avancée maanaam jéego la bu ñu def te tey jàngalekat yi wax dëgg yàlla aussi gis nañ seen bopp si loolu li si des mooy ñu gën a saxal loolu parce que école bi dafa war a dal tout tànk yi dem jàngi dem wuti xam-xam parce que loolu kese la ñuy séntu si ñoom ndax ñoom ëllëg réew mi ñoom ñoo koy yore mais boo bëggee yore réew il faut ñu tabax la ba nga nekk nit ku mucc ayib si jikko si melokaan si doxalin loolee nag mooy li nga xam ne moom la ñu mën a ne jàpp ne fi mu nekk nii si la ñu toll ñu rafetlu ko ñun UDEN parce que ñun dañu jàpp ne duñ la jox lépp nga jël lépp day am loo xam ne boo ko bokkee ak ay nit il faut nga leen di sédd il faut nga leen di bàyyi xel loolu mooy suñu doxalin loolu moo tax ñu ànd see ak suñu yeneen ñeenti morom nattangoo ñu bokk xalaat muy le G5 ñu signé protocole bi te dinañ ko jëmmal te incha allah ci loolu la ñuy nekk di ñaan aussi suñu ñooñ ne leen ñun école bi moo tax ñu doon bu du doon école duñ doon jàngalekat comme école bi moo tax ñu doon nañu fexe ba téye école bi ak suñu ñaar loxo bu mu nërmeel mukk bu mu nërmeel mooy lépp lu ñu ci war ci taxawaay ci doxalin ci jëfin buñ ci kenn xeeb xale yi suñuy doom lañu buñ ci xool kenn lépp lu ñu mën a juyanti rek nañ ko juyanti te yàlla rek tax ñu def ko yàlla moom yore na fay. Abdourahmane Gueye ñu ngi lay gërëm di la sant mbokk yi ñu ngi leen doon rappeler que dañ doon waxtaan ak Abdourahmane Gueye moo nekk secrétaire général UDEN loolu nag ginnaaw bi déggoo am entre gouvernement bi ak syndicat yi accord am ci ñoom ñaar ñëpp toog ba pare d'accord ne njàng mi dafa war a jëm kanam loolu mbégte la bu rëy ci wàll enseignants yi wala parents d'élèves bi wala gouvernement bi ak wala élèves yi ci ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox rendez-vous beneen yoon soobee Yàlla